asalaamaaleykum télévision Futur Média benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg yi bokk na li ci gën a fës benn pa lakk bu méttee méttee am fële ca Kaolack ci diggu dëkk ba benn pa restaurant la fa yàqu nag bëri na ci ab xayma toll na ci fukki million yëf yaa ngi xewee ci boori 3 heures du matin ca diwaanu Ndar rawatina ca Guet Ndar nappkat yi bëggoon mel ni ñuy manifester tey jile kenn sax ku ñëwoon di ca dox tànku jàmm colonel bu àll tere te Abdourahim Kébé te di yëngu ci wàllum politique moom jamono ji mi ngi ci loxo police mbayum dër bi ca zone des Niayes nekk ci ay jafe-jafe tolof yu méttee métti ñoo yor mbay moomule ne nag ay société yu fa nekk di exploiter lii di zircon moo leen la jël 8 mu di ab ñaxtu bu ñu yëkkal wala boog bu ñu jibal ci teewaayu jëwriñ bi ñu dénk wàllum mbay ma fa demoon wàllum tàggat yaram gin gi neew ndaw ñi di laaj seenub stade boo xam ne door nañ tabax ci fukki at ak juróom ci ginnaaw ba léegi ñoom nag ñu ne boobee ba léegi tribune bi dara pare wu ca yenn sax ci grille yi léegi mu daanu loolee lépp ponk yi loolee lépp tënk la mbokk yi ne suuti ñu yaatal ko. ca Kaolack mbokk yi ginnaaw bañ leen nuyoo ba noppi am na benn restaurant bu siiw bu tudd Kër Mati wala boog chez Mati moom nag moom moo lakk daanaka ba jeex tàkk yëf yaa ngi xewee démb ci guddi ci boori 3 heures du matin ba juróom-benni waxtu ci suba sax nag sapeur pompier ñu nga fa woon di jéem a fay taal boobule waaye mujj nañ koo fay yàqu-yàqu yi bari na ci xayma toll na ci fukki million ci sunuy koppar commissaire central bu Kaolack moom sax demoon na fa ngir xool yàqu-yàqu yooyu lee ñu ne ab enquête dinañ ko ci ubbi ñu wutali ji diwaanu Ndar rawatina Guet Ndar xam ngeen ni mardi bi weesu nag tàngoon na loolu diggante takk der yi ak mool ya fa nekk ci ay manifestation tey jile mu mel ni dañoo bëggoon làbbaliwaat yëf yi ka fa demoon di dox tànk jàmm muy colonel Abdourahim Kébé nekkoon parti réew mi moom colonel boobu àll traité nag ñu ne police teg na ko loxo ñu ngi ci ligne bi ak Ousseynou Diop Ousseynou maa ngi lay nuyu. soxna Naata maa ngi lay fay. waaw ndax mën nga ñoo firndeel teg loxo bi ñu teg loxo colonel Abdourahim Kébé ak li am foofulee ca Guet Ndar tey jile ci suba. ni nga ko waxee rek soxna Naata noonu la colonel Abdourahim Kébé daan nañ koy teg loxo ndaxte xam nga ni moom démb mi ngi woon ci ñi doon négocier ngir jàmm mën a am ci diggante ñi di nappakat yi ak waay force de l'ordre yi mooy waay takkader yi. tey jii nag dafa waroon a dem ca place bi ñu duppee place Pointe-à-Pitre bi nekk ci Chaumière xam nga ni place la boo xamante ni digganteem ak pont Faidherbe ba mënuñu jàpp ni ñetti téeméer ci ay mètre la foofu nag la waroon a daje ak ñi nga xamante ni ñooy yenn ci ay nappakat ngir mën a waxtaan ñoom ci jafe-jafe yi nga xamante ni ñoom am nañ ko waaye tamit mu xool moom ci boppam itam nan lay fexee ba indi ci saafara waaye bu mu fi ñëwee taxaw foofu ca place ba ngir mën a daje ak ñi nga xamante ni ñooy nappakat yi commissaire bi nekk ci île da ko xamal ni lii muy def amul ci benn ndogal ndaxte li ñu koy duppee mooy autorisation mooy rassemblement non autorisé la si loolu nag mu daal di wax ak moom ci lañ ko daal di jël dugal ko ci camion bi nga xamante ni mooy camion police bi yóbbu ko ci commissariat bi nga xamante ni moo nekk ci Lille loolu mi ngi am ci booru 10h30 kon colonel Abdourahim Kébé jamono ji may wax ak yow mi ngi ci commissariat bi nekk fii ci Lille foofee nag lañ ko téyandegum leneen loo xamante ni tam mën nañ ko yokk ci mbir mi xam nga ni boobu ba léegi yaa ngi dégg jafe-jafe bi am ci diggante way takkadeer yi ak ñi nga xamante ni ñooy nappkat yi ñaar fukk ak juróom benn ci ay doomu aadama nag jàppal ni moom lañ ci téye jamono ji may wax ak yow ñoom ñi nga xamante ni ñoom la ñu téye ci wàllu mbir mi muy ay nappakat ak ñeneen jàppal ne ñu ngi ci tribunal régional bu Ndar fii lañ leen déféré en attendant ki nga xamante ni mooy procureur da leen déglu xool ndax la leen di topp ñoom ñoo ko def wala defuñu ko waaye nag liñ ci mën a jàpp rek mooy ñoom jamono ji egsi nañ ngir mën a xam nag wanante fan lay mujjee gi gëtëm te itam beneen information boo xamante ni naata war naa la ko mën a wax mooy ñu jàpp ci ñi nga xamante ñooy nappkat yi jàpp nañu ni ci ñaar fukk ak juróom benn yi ñu teg loxo benn doomu aadama rek moo ci dëkk Guet Ndar soxna Naata Mbaye jërëjëf Ousseynou Diop dañuy desandi ak yow ba léegi sax nag foofee ca Guet Ndar ak yàqu-yàqu yi fa am ginnaaw manifester ya fa woon mu di agence bu Sénélec dalluwaay bu OMVS ak hôpital régional ba liggéeykatu hôpital ba ca boppam sax ñu ngi koy naqarlu bu baax a baax yàqu-yàqu yooyu le te seen yoon nekkul ci manifestation boobule waa Sénélec it am na délégation bu fa dem xool seenub yàqu-yàqu ka jiite OMVS moom it dem na fa di woo nit ñi ku ca nekk na ànd ak dal dañuy des foofee ca Ndar Ousseynou Diop Habib Seck. 2800 hectares yi ñu ngi doon xaar 81 000 tonnes mais ñu ngi jot 25 000 tonnes
donc loolu dafa am njàngat bu nga xamante ni moom lañ ciy def mooy que ni dafa bare lu nga xamante ni si. Ndar tàngoon lool ci bisu talaata bi nappakat yi nekk ci quartier yi di Guet Ndar Santhiaba Goxomba ak Hydrobase mer ba futtu ñoom ñu daal di barré pont Moustapha Malick Gueye benn oto demul benn oto jàllul seeni mer la ko waral bokk na ci licence de pêche yi nga xamante ni yeex na koorug atum 2019 ba léegi la ñu gëj am lii di licence de pêche tax nag ñu mer ba futtu génn nag wane ko ci mbedd mi. seen jàmmaarloo ak way takkader yi ci pont Moustapha Malick Gueye metti woon lool ñoom ñu taal ay pneu xeer yi di jolli fu ne ba sax am ñoo xamante ni am nañ cay gaañu gaañu ci ñaari parti yëpp li waral nag seen ñaxtu bii bokk na ci licence de pêche yi nga xamante ni dafa tardé toll ci ñeenti téeméer bi ñu jëndee seen ay licence ak léegi war na mat juróom benn weer waaye ba léegi France daal di xiddeem te seen licence yooyu itam benn bu ne 1,740,000 francs CFA lay jar tax nag ñu ni lépp dañu bëgg mu leer te seen ay licence ñu mën leen ko jox ngir ñu mën a nappi jamono ji nag ci diwaan Ndar géej ñàkkum jën bi tar na lool li ko waral mooy ñàkkub licence bi ñoom nappkat yi nag ñu ngay dànkaafu nguur gi ak yenn ci ay commission yi nga xamante ni ñu ngi ci jàmmalaay ngir. di jéggalu ci njumte boobule am ci élément Ousseynou Diop mi waroon a dellu si waat ci agence Sénélec dalluwaayu OMVS ak yàqu-yàqu yi am foofule rawatina hôpital régional bu Ndar dañuy wutali ji diwaanu Kayar ñi yëngatu ci mbayum dër bi ñoom nag nekk nañu ci ab njàqare ndax bëri na ay entreprise yu yow foofule sanc di exploiter li ñuy duppee zircon ñoom baykat yooyu lee di xalaat ni seen yëngu-yëngu boo moyul nag dina fa jóge dootul amati mu di ay ñaxtu yu ñu yëkkati ci kanamu jëwriñ bi ñu dénk wàllu mbay mi demoon foofule àndi ci ak kilifa yi nekk foofule ci boppam Cheikh Anta Diop say laatiya mbayam dërde buñ sàgganul nag danay nax saay fii ci zone des Niayes rawatina ci Kayar ay junniy hectare suuf de la ñu fas yéene yëkkati jox ko ay sociétés yoo xamante ne dañuy yëngu lu jëm ci wàllu di génn ci suuf di zircon baykat yi nekk fii ci Kayar ñoom ñëpp tiit maire Kayar ne lii de bu ko nguur gi seetaane de mbayam dërde dootul dox ci zone des Niayes. parce que loolu zone Kayar bépp la couvrir kon nag benn tool dootu am fii parce que ñoom mu xasee ba explorer li am jogo moo fi am loolu nag ñun mënuñu kaa d'accord tey mënuñu kaa d'accord ëllëg na ànd ak population yi Kayar nag ñu jëw taxaw xeex loolu ak kenn fi jox benn autorisation monsieur le président de la République na ko xam monsieur le ministre yow leen koy yóbbante AG moom suuf te loolu ñun mënuñu kaa comprendre ba ñuy wax mine dañuy wax domaine te domaine compétence transférée te ñun leen ko dénk te mënuñoo délibéré AG ab autorisation d'exploration te ñun waa Kayar xamuñ ci dara mairie xamuñ ci dara kenn xamuñ dara autorité administrative yi may daal yëpp ñoom yëguñu ko. kuréel gi ëmb nag producteur marché yi nekk ci Kayar nee nañ fii ñu toll de daanaka mbay meeg napp gi moom moo yor waa Kayar. fii ñor ci pomme de terre wala nekk ay 21 000 tonnes de pommes de terre nekk ci 5 milliards surtout le président la ne interpellé mu jàpp loolu mu éliminé ko. jëwriñ ji yor wàllu mbay mi di professeur Moussa Baldé dikkoon nag ci zone des Niayes doon nemmeeku nag baykatu dër yi wax ne lii de dina ko yeggee njiitu réew mi. parce que ça c'est un problème multidimensionnel qui ne dépend pas que de moi. problème bu xóot la am na ay ministères yu bëri yoo xamante ni nañ toog ci table bi ñu waxtaane ko te dinañ ko yeggee njiitu réew mi. maire Kayar nag maire bu Fuuta jamono yi nee nañ ñi nga xamante ne sax ñoom ñooy gouverneur bu Thiès bi ñu jokkoo de nee nañ yëguñu mbir mi te it conseil municipal am defuñu benn yoon benn délibération ngir joxe. ci mbayum dër boobule la ñuy desandi ci bët gànnaaru réew mi rawatina soble foofee nag ñu koy béy ca département bu Dagana nee nañu ci campagne saison 2018-2019 daanaka bay nañu lu toll ci ñaar fukk ak juróomi junni tonnes mu néew nag li ñu doon séentu muy juróom-ñetti fukk ak junni ci ay tonnes ñoom ñooy ñee di bay soble am na ponk bu ñuy ñaaw lu muy yeneen bërëb yoo xam ne dañ fay jaayee soble moo xam soble yuy jóge biti réew wala leneen ñu ne loolee dafay gàllankoor bu baax a baax seenu bi yëngu-yëngu Malick Gueye moom mooy secrétaire général ñi yëngatu ci mbayum soble boobule ci micro Ousseynou Diop ak Habib Seck. 2800 hectares yi ñu ngi doon xaar 81 000 tonnes mais ñu ngi jot a jot 25 000 tonnes donc loolu dafa am njàngat bu nga xamante ni moom lañ ciy def mooy que ni dafa bare lu nga xamante ni si commercialisation bi dafa dem par parallèle maanaam jaarul si point de collecte bi. mu doon lu nga xamante ni njàngat la bu nga xamante ni autorités yi nga xamante ni tey jii nii ñoom ñoo def arrêté boobu ñu fexe ba nga xamante ni ñu sécuriser ba nga xamante ni képp ku nga xamante ni arrêté boobu am na ñu fexe ba nga xam ne soble bi dootul dem parallèle dañ koy jaaral ci point de collecte bi. prévision yi nga xamante ni moom lañ jël ñu ngi war a def 3000 hectares donc te ñu ngi ci digg campagne bi. te am na ay problèmes yu nga xamante ne am na ci campagne bi mooy que ni tey engrais bi mooy dafa des a doy beneen benn aussi am na ñu nga xamante ni ñu ngi préparer récolte te wax dëgg yàlla jàpp nañ ni
li nga xamante dafa dugg si soble importé bi dafa xaw a ëpp par rapport ñu yaakaar ni daal bu ñu commencé génnee soble bi problème dana am tuuti. Kabada buñ ko dégg ay diwaan yu nekk fële ca Bunkiling soriwul dara sax Gambie ñoom it askan wi ci ay jafe-jafe la ñu nekk amul benn centre de santé bu am ci juróom benn commune yëpp ay poste de santé képp moom moo fa am te daanaka amul jumtukaay amul garab tam yenn saay bu nit feebaree dañ koy rawale sax Gambie mën koo faj ndaw ña fa nekk am na yeneen ponk yi di ñu laaxaale ci seen jafe-jafe yooyu lee muy wàllum xëy forage am ndox bu baax ak courant ci yenn ci village yi nekk foofule reportage Bakary Konté Khali Diamé. Kabada mu nekk gox boo xamante ne dafa am frontière ak Gambie ñoom nag ñu ngi jànkonteel ay jafe-jafe yi tar juróom benn commune yi nekk fii ci diwaan bi ñu ne dañu bëgg benn centre de santé. ñun dañu am problème de santé moo ñu gën a sonal femmes yi jigéen ñi dañuy sonn ñun ñi xale yi nawet bu jotee ni feebar bi ay nit dañuy dee fi ci ay saret tali bi fii rek pour nga déplacer wu dem fii ci centre de santé ay Bunkiling wala yu demee noonu nit da ciy feebar ba dee ci ñu delloo si la ci saret loolu am nañ ko fii bataay santé moom dara doxu fi dañu am problème. ndaw yi nekk fii ci gox bi nekk ci groupe d'Antal développement Kabada di ne ñeenti village kese la ñuy jot joxu courant si 155 villages yoo xamante ne ñoo nekk fii ci commune bu Tankon. buñ la nee 4 villages rek ñoo fi am courant dafay doy waar trop. te même courant boobu tur la rek parce que tey jii boo xoolee même ñun fu mu toll nii dañu am problème courant te pourtant dañu ne Tankon am na courant mais courant bi ça ne suffit pas. jeunes yi ci seen bopp bu ñu génnee dem ci yenn réew yi di jàng ay mécanicien wala menuisier wala yu demee noonu am nañu ko fi ñoo xam ne dañ ko qualifié mais bu ñu ñëwee duñu mën a am place parce que place boo xam ne mënoo am courant. ñoom nag ñi ne dañu bëgg tamit ñu daal leen sampal benn domaine agricole communautaire pour ndaw yi mën fa liggéey. àll bi baax na suuf si nooy na baax na. ndox am na fi taw am na fi lu ne am na fi mais malheureusement ñun loolu rek mooy suñu problème mooy ku ñu jàppale pour ñu mën a liggéey xale yi pour ñu mën a liggéey boo gisee chaque jour ñuy daw dem ci àll bi dem di liggéey ay mbooro fu ne dañ fay dem ci ñaay yi c'est parce que fii dañu fi dul am liñ fi soxla. bëri na ay gox yi nekk fii ci diwaanu Kabada te ñu amuñu ndox bu sell. nii may wax ak yow nii amuñu ndox te forage baa ngi fii forage bi chaque jour dañ ciy am problème te du fii rek village yi li fi nekk ci village te am problème ndox. dafa bëri am na ay forage yu ñu fi jot a samp mais forage yooyu sa tur la parce que tey jii am na ci forage yoo xam ne ñu ngi am panne. ndaw yi nekk fii ci diwaanu Kabada dinañu wëyal seen i xeex loolu nag pour ñu am satisfaction ci doléance yoo xamante ne moom la ñu nekk di jooytu. jàngoro bi lëmbee àdduna muy coronavirus feeñ fële ca Chine tey jii ci suba Institut Pasteur mi ngi ciy def ab daje du ñàkk ci yeneen jotaayu xibaar dinañ ca dellu si ci ni mu gën a yaatoo waaye fi lekk boobu ginnaaw waajuru ndongo ya fa nekk foofee ca Wuhan Malick Gakou jiite grand parti moom nag nee na réew mi faw ñu def seen kéem kàttan ci ni mu gën a gaawee ñu lijjanti xale yooyu la ñu ñibbisi waat file moom mi jiite parti bi ne Macky Sall nag njiitu réew mi dafa wane as tële ci dossier boobule. nee na ci beneen ponk muy wàllum rapport Cour des comptes ak bépp corps de contrôle bu nekk fii ci réew mi ak président Macky Sall li mu ne dinañu taxawal ab commission bu koy topp nee na loolee yenn wul maanaa benn yoon leneen kay lañ ci war a def Malick Gakou mu nga woon ca Sandiara ba ca département bu Mbour di daje ak ay militants om Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye. njiitu grand parti di ñaawlu taxawaay nguur gi nga xam ni dafa wone ni mënul fexe ba sénégalais yu nekk Wuhan ci Chine ñu dellu siwaat Malick Gakou di woo askan wi dugal seeni loxo ci li ni mel ngir ñooñu mën a dellu siwaat fii. dégg ngeen gouvernement bi nee nañu ñoom mënuñu rapatrier suñu compatriotes waaye gouvernement bi kay du mënul rapatrier suñu compatriotes ñun sénégalais nañ jóg rapatrier suñu doom yi nekk foofu. ndaxte kat bu gouvernement bi ne mënuma ko man duma commenter lu gouvernement bi mën ak lu mënul. waaye li nga xam ne moom laa jàpp mooy Sénégal dëkku kilifa la Sénégal dëkku jàmm la Sénégal dëkku solidarité la te loolu mooy suñu cosaan. mu yokk sax di ñaax njiitu réew mi mu jox gëdd corps de contrôle yi te sax gisul lan moo war a tax ñuy amal ab commission ngir topp rapport yooyu. li ñu koy ñaan mooy non pas muy créer commission mais ñu fexe ba li nga xam ne moom la corps de contrôle yi wax ñu jox leen seen gëdd jox leen seen wàccuwaay. respecté corps de contrôle yi nga xam ne nii corps de contrôle yi nga xam ne nii ñoom état boo leen di sant liggéey ñu def ko en toute indépendance kon nag gouvernement bi na def li nga xam ne mooy waru garam mooy taxaw ci li nga xam ne nii moom la corps de contrôle yi wax pour ñu defar li nga xam ne mooy ay yàqu-yàqu yoo xam ne nii buñ ko defarul ëllëg mën na la bàyyi Sénégal. ay semaine a ngi nii nag Malick Gakou di amal ab tournée ci dëkk bi loolu rek ngir gis ay nitam waaye tamit gën a fësal programme am.
reportage bis bi ñu jagleel ko yenn saa yi fitna yi ñu nemmeeku ci bus transport en commun yi lu ci bëri nag ñii di receveurs yi wala moo xam client yi ku nekk yaa ngi joxoñ sa morom baaram tuuma lu ci bëri nag ñàkk weccet dafay faral di indi ay histoire ba ay kàddu yu ñàkk teggin sax di jip wala ay xeexoo ñenn ñi nekk faaw nag ñu xoolaat ni ñuy doxalee ci biir bus yooyu leen ndax ñëpp a ko bokk te ku nekk moo fay daje reportage Fatima Touré Ababacar Camara. saagante xastante waxante sax ay wax yu ñaaw dem sax bay xeex doon ay phénomène yi nga xam ne nag bëri na loolu ci transport en commun yi maanaam ci bus Tata yi ak ñi nga xam ne ñoo di Dakar dem dikk ci rond-point Liberté 5 nga xam ne sax moo di makkaanu bus yooyee ñu fekk ay client di toog ñoom nag ku ci nekk rek di ci wax lim ci xam tey nag laaj bi samp mooy ana lan moo andi seen violence yooyee receveur ak client ku ci nekk rek di duut baaraamu tuuma moromam. apprenti car rapide sax lañ gën a respecté que receveur u Dakar dem dikk wala chauffeur u Dakar dem dikk dañuy saaga dañuy agressé dañuy xas dañuy tufli balaa ngay wàcc daal bu noo xëy te wàccoo te saagawuñ la wala dóoruñu la wala xasuñu la. ndax da ngay yéeg si oto jaamu doo indi wecc ba pare di jaay nit ki tàng xel tàng xol quoi. par exemple yow mi liggéey yow mi nekk receveur bi yaa war a am benn compréhension bi si say client. des fois receveur dinañ comporté noo xam ne nii day xaw a compliqué daal di ñàkkee kersa client yi mooy waral ñu bëri teel a gis seen bopp. receveur bi de bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom lu ñuul ci soow mi moo gën a xóot. toujours dañuy jàpp ne le client est roi dëgg la le client est roi mais c'est au restaurant c'est dans les restaurants ou dans les hôtels mais lii service public la dañ ñu xeeb boo bëggee dégg-dëgg. waaye nag lu mu ci munti doon bu ñu sukkandikoo ci kàddu client bi responsabilité ci ñaari boor yépp la. am nga receveur kam lu mu munti wax néew client bi yaa ko war a gérer parce que yenn saa yi diire yi ñuy def ci bus yi day yàgg ak tamit coono bi ak lépp yenn saa yi ñun ñoo war a xam ni état bi bu fi nekk tamit ay 25 francs 50 francs yooyu noonu franchement warul indi ay yenn violation yi. mbi jokk mbaaloo yi nga xam ne nag mu ngi bëri ci bus yi doon li nga xam ne mu ngi commencé di indi tiis ak njàqare ci population bi loolee nag moo waral ñu bëri foog ni changement de comportement waaye tamit prise de conscience ci ñaari côté yëpp war na mun a am muy client bi wala sax muy receveur bi wala du chauffeur bi loolee nag ngir seen intérêt ñoom ñëpp. jërëjëf Fatima Touré dañuy woy ci xibaaru tàggat yaram basketball ak championnat national 1 ci soxna yi moom saison 2019-2020 dinañ ko amal ci ñaari groupe mu wute nag ak yu mujj yi ndax benn poule képp la woon li ko waral mooy championnat bi dafa yéex a commencé loolu la ñu wax AS Ville de Dakar mi yor raaya gi ba léegi ci wàllum jigéen ñi ak AS Douane ci wàllum góor ñi nag daanaka ñoom ñooy favorite ci championnat boobu leen nar a door samedi Cheikh Sadibou Diarra ak Ababacar Camara def nañ ci gëstu. ci week-end bi championnat basketball saison 2019-2020 bi dina door ci li ñu nemmeeku national 1 bu jigéen ñi dellu na ci ñaari poule naka bu góor ñi. ñu dellu ci waat ci deux poules yi mën nañu wax peut-être recul la par rapport ak ambition yi Sénégal am championnat bu professionnel ci góor comme ci jigéen mais boo xoolee mën ñu démarrer championnat. bu commencé mois de février ñu bëgg ko pare juillet wala août di def poule unique donc non seulement dañuy tardé suñu xoolee que terrain yi parfois lu disponible. championnat ñaari groupe yi doon na nag liy wàññi jongante joueurs yi. day dévaluer championnat bi parce que daaw amoon na niveau parce que boo ko joué 2 saisons 26 journées déjà joueurs yi dañuy nekk en compétition dañuy nekk en jambes dañuy mën a sax prétendre à des postes en équipe nationale à des places en équipe nationale donc su ñu ñëwee delluwaat ci deux poules yi mën na am ñi nga xamante ni dañu doon am chance dem ci équipe U18 U16 U25 wala équipe senior yi bon duñ am visibilité boobu ñu leen doon war a gis. AS Douane ci góor ñi AS Ville de Dakar ci jigéen ñi ñoo nekk favori ci top 6 championnat yi. daaw Ville de Dakar moo gagné Coupe du Sénégal ak championnat donc naturellement moom mooy nekk favorite ren équipe yëpp moom la ñuy bëgg a gagné donc soo xoolee bi à part Ville de Dakar nga jël Dakar Université Club bi nga xamante ne ren renforcé wu na ci bëri am entraîneur bu bees boo xamante ni am na championnat muy El Hadj Diop am na Saint-Louis basket am na yeneen équipe yu topp seen ginnaaw ñu mel na ASFO mel na ISEC mel na Jaraaf ci góor ñi AS Douane la parce que AS Douane moo nekk 4 fois d'affilée muy gagné championnat bi def daaw doublé Coupe du Sénégal championnat wala jouer Basketball African League su jàllee AS Douane am na des équipes comme Duc ay Saint-Louis basket ay mel na Wakam nga xamante ni 3 ans 4 ans yi passé yëpp day nekk ci équipe yu jouer play-off. samedi bi la ñuy amal ubbite saison 2019-2020 basketball bu Sénégal
Mbour Derklé ci jigéen ñi Duc US Rail ci góor ñi doon jongante yu gën a ràññeeku. waa Guinguinéo moom ñu ngi xaar ba léegi seen stade omnisport muy stade boo xamante ni mën nañ faa defee discipline yu bëri moo xam basket football ak leneen lu ni mel 2005 la ñu door liggéey bi boobee ba léegi tribune bi pareegul grille yañ fa defoon moom daanaka sax ñu ngi tàmbalee di wadd ñu yëkkati njàqare yooyu lee ci bés bi ñu doon amal final coupe du maire AS Badama moom moo gagné daanaka AS Campement ci final boobule door ko ñaari bal ci dara ca Guinguinéo Ibrahima Diame Faligay. melukaanu terrain bi lay dalal final coupe du maire bu Guinguinéo wane ne nag Guinguinéo bokk na ci département yi gën a ndool ci wàllu infrastructure sportive ñaari entraîneur équipe finaliste yi nag daal dinañ koy juqi baaraam bu baax a baax. Guinguinéo ak dayoom fi mu nekk vraiment amuñu infrastructure sportive digne de ce nom. waaw tumaranke na kooku moom bu baax sax bu baax tumaranke nañu. donte ne de depuis atum 2005 la ñu tàmbali liggéeyu stade omnisport bu Guinguinéo waaye ba tey liggéey bi yeggul. 2005 ba 2020 xamuñu lan moo ko retenir parce que def nañu clôture bi def nañu terrain multifonctionnel bi def nañu grille protection yi commencé woon nañ tribune bi mais malheureusement bi ñu commencé tribune bi ba léegi dafa taxaw. ci gis-gisu kii di président AS Badama nag dara waralul blocage bi lu dul mbirum politique. ñu ngi ñaan daal autorité yi surtout surtout le ministre des sports nga xam ne ñëw na fi ba dugg ci stade bi boo xool ko xam na ne fi ñu toll nii li ñu jot a def moo ëpp foofu li des. mu dimbali ñu stade bi mun a àgg ak jàmm ak salaam ndax Guinguinéo tam am stade bu baax. waaye nag final bi joué nañ ko ci sportivité ak fair play ci teewaayu mbooloo mu bëri maire bi di koy rafetlu. ndax nawetaan dañ ko def pour nit ñi fo mais gis nañ ne bi mu ubbee ba léegi xale Guinguinéo yi ci fo lañ ko def ci feet lañ ko def ba ñu egg tey ci bés bi nga xam ne mooy tëj nawetaan bi. benn problème amul Guinguinéo. mu doonoon kon juróom benneeli édition coupe du maire bu Guinguinéo AS Badama bu Farabougou jël na ndam la ci kaw AS Campement ci ñaari but ak benn. dañuy dalal Mamadou Mohamed Ndiaye ci li yëglekaay yi xëy alxames gi. cirë ngeen jëf woppi coronavirus gi lëmbe réewum siin donte yàlla mi ngi ciy musal suñum réew di Sénégal terewul coowal coronavirus yi moom bari na fi lool la Sénégal nañu Ndakaaru nelawatul ba yandoor li koy firndeel moo di démb Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé def na conférence de presse janook journaliste yi doon leen yeggee matuwaay état bu Sénégal jël ngir tëjël ay buntam ak porox ndollam coronavirus bi ba mu bañ a xand ci réew mi anki dina kay nañu kilifay réew mi soppi nañu seenu doxin soppi seenu taxawaay ne ginnaaw communication bi ñu fi defoon ba ñu bëri doon ko ŋàññe ka jébaane état bi mujj naa defaraat toogaayam docteur Abdoulaye Boussa ni ñu ci anki dina kay ni ma ko waxee woon ci Ebola ba rek laa koy waxee ci coronavirus ragaluñu am ay cas ci réew mi ndax jël nañu suñuy matuwaay ba mu mat sëkk ministre de la santé ak action sociale di Abdoulaye Diouf Sarr ay kàddoom ci anki dina kay muy xamle ne président Macky Sall kàddu yi mu fi yëkkati woon jëmee ko ci doomi Sénégal ya bloqué ca Wuhan ga ca Chine ak ni ñu déggee kàddu yi du benn étudiants Sénégal yooyu ca Wuhan journal Les Échos mi ngi ñuy xamal ne seen mbokk yi ci réew mi ñoo ngi ci jaaxle gu rëy nee nañu seen doom ya ca Chine li ñu bëgg a déggee ci seen président de la République bëgg ko déggee ci seen askan moo di ñu xamal leen ne ak lu mën di xew duñu leen seetaan mukk nee nañu it seen doom yi xamal nañu leen ne bu ñu demoon tey ba musiba dal leen fa ñu nekk maanaam ñu faatu ca Chine seeni néew bu leen kenn lakk ni ñuy def néewi Chinois yi mbokk yi ne ñu ci xët mu njëkku Les Échos suñuy doom la ñu soxla waaye du suñ néewi doom Vox Populi nañu Macky Sall jooyloo na way juru étudiants yi ca Wuhan ba noppi yokk leenu jaaxle ndax wax ji mu ci waxoon source nañu fukki étudiants yi Sénégal ak ñett yi ca Wuhan seeni mbokk yi ci réew mi seenu jaaxle ñaar la benn mooy nu ñu mën a def ba delloo si leen seeni doom fii ci réew mi ba bokk bu ñu demoon tey bu musiba dal leen fa ñu nekk seeni néew ñu bañ leen a lakk jàngat bi ñu amee ci waxi président Macky Sall yi woon keroog ñetti fan ci weeru février journal bi nee nañu mooy dañoo jàpp ne président Macky Sall da leen a bëgg a wax ne étudiants sénégalais ci Wuhan nañu fa toog xaar fa seen dee La Tribune nañu ci jamono ji coronavirus mel ni fitt gu mbër sànni ca Siin Sénégal moom dafa am beneen virus bu ko sonal bu ko tongal bu ko ëlëm bu ko jaaxal ba tere koo nelaw mu di virus nu mu mën a def ba rapatrier doomam ya tagatémbe ca Wuhan ga ca Chine journal Le Témoin xamal ñu ne jàngoroy coronavirus ga am ci Siin lu ko wutaleeg Ebola bi fi feeñoon lu tuuti la ndax bari nay mandarga yoo xam ne ñoo ko bokkale ministre de la santé di Abdoulaye Diouf Sarr di ñu wax ci xët mu njëkku yéenekaay bi ne Sénégal am na li war ngir bu fi jàngoroy coronavirus bi duggoon tey ñu teel koo mën a kat ji mu génn hôpital Fann Dantec principal ak Idrissa Pouye bu Grand Yoff yéenekaay bi nee nañu mooy hôpital yi ñu tànn ngir tey bu ñu demoon ba gisuñu lu ñu xam ñu mën faa yóbbu kaaya traité ji ko fa Soleil national nañu Sénégal ak solidarité gi mu wan réewum Siin ci li leen dal njiitu réewum Chine di Xi Jinping rafetlu na ko ba bind président Macky Sall ab
leetar di ko ca wax ñu wax ci li nekk ci xët mu njëkk l'Observateur ubbil yéenekaay bi entreprise réew meeg jafe-jafe yi ñu nekkee moom la xëyee wax ñu ne liggéeykat yi ñuy xëy di leen dàq fa ñuy liggéeyee lim ba ma ngay bëgg a jéggi dayoo yéenekaay bi nañu fan yi ñu génn rek seetlu nañu ne lu ëpp juróomi junniy doomi aadama ñàkk nañu seen liggéey ci réew mi dañoo xëy rek dàq leen ñi ci mujj di juróomi téeméeri agent yi ñu dàqe woon ca Copéol yéenekaay bi mi ngi ñuy nittali coono ak jafe-jafe bi ñuy dund li leen wax ñoom liggéeykat ya woon ca Copéol Source A nee nañu moo nar a xuri lu toll ci téeméeri liggéeykat ak juróom-benn fukk yu nekk ci agence des aéroports du Sénégal ne seeni fan ca kër ga ñoom yooyu la liggéeykat lu néew a ca des ab décret moo leen fa bàyyi te décret ba def nañ ko mi ngi ci circuit bi buy mat ñu leen di dàq ñu dox dellu ci l'Observateur ak xibaar bu yéeme bi mu xëyee nee nañu moom la tribunalum Dakar doon àtte démb benn waay bu ñu naan Alpha Oumar Diallo moo am lante ak yoon li ko yoon di toppe mooy dafa dóor doomam ju jigéen ju toll ci fukkeet ak benn maanaam 11 ans ba doom ja jaara ca faatu ndax doom ji da ko doon ñaan juróomi dërëm. moom Mamadou Mohamed Ndiaye ak yéen ñi àndoon ak ñun ci xibaaru digg bëccëg gi 19h30 incha allah yeneen xibaar di leen ñaanal ngeen yendu ak jàmm jërë ngeen jëf.